Sénégal àdduna wërngal képp seen émission sortie tey jile soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke di ci dalal Ibrahima Amidou Dème xam ne Ibrahima Amidou Dème rek nga tudd sëñ bi doyul ci xam ku bëggoon a xam ci lu yaay kan ana lan ngay tontu. waaw man maa ngi juddoo Thiès yaroo fa màggee fa laa jàngee école primaire école Jaxaw ma jóge fa collège ma jàngee collège Ousmane Ngom bi ma amee sama BFM jàngee lycée Malick Sy bi mu fa jógee ma ñëw université Dakar def benn année droit bi ma ko defee nag en 1996 ma admis cycle B CFJ bi ma paree formation ñaari at ma nekk greffier boobu nekk naa ko juróomi at bi ma amee sama maîtrise en droit parce que dama doon continuer di samay cours à l'université bi ma amee maîtrise ma def concours magistrature en 2003 ma jàll ko. Ibrahima Amidou Dème ana lan mooy ay conviction mooy ni valeur ngor yooyu yi may wax ak dëgg bi nga xamante ni moom moo ma taxoon choisir magistrature yooyu su ànd ak nit pratiquement lépp lu mu mën a sumb dana ci am ndam. Ibrahima Amidou Dème guddi ñu toll ana lan moo ko gën a naqari ci réewum Sénégal. li ma wax léegi la rek perte valeur yooyu xam nga perte valeur yooyu dañ koy gis ci biti day manifesté wu ci administration bi manifesté wu ci bërëb liggéeyukaay yeneen yi ci mbedd beeg yëpp waaye ni ci kër yi la commencé parce que yar bi ñu war a yar nit ñi ci biir kër ba jàngal ko yenn valeurs yi waruloo sàcc waruloo fen lu mu metti jàppal sa ngor da nga war a jàng da nga war a liggéey yooyu yëpp su fekkoon ni commencé nañ ko ci kër yi consolider ko yaakaar naa ni du mën a génni ba mu yàq pratiquement société sénégalaise. sëriñ bi Dème bu yàlla defoon réewum Sénégal tege ci say yoxo ana lan nga ciy soppi. mooy loolu xam nga valeurs yi moom mooy priorité mooy ñu changer valeurs yi ñu changer nit ñi perception bu ñu am ci alal ci indiscipline bi nekk fii ci dëkk bi ak parfois manque de motivation bi manque d'hygiène bi yooyu yëpp yaakaar naa ni suñu dellu woon ci valeurs yi rek yooyu yëpp dana réglé wu. Ibrahima Amidou Dème ban plat la taamu ci xeetu plat yi am. sama plat préféré nag yaasa jën. ndax Ibrahima Amidou Dème danay faral di déglu musique. musique nag moom fu mu toll nii bi ma gënoon nekk xale xawoon naa ci branché wu plutôt rap la woon. sëriñ bi Dème ndax da ngay faral di def sport maanaam di tàggat sa yaram. waaw sport moom nit moom mënuloo toog di am activité di def liggéey bu metti te defuloo ko sport ñu ngi koy def surtout parce que moom moo ñu mën a permettre ñu am wér-gu-yaram li ñuy song liggéey yu metti yi ñuy def ñu mën ko def ci yoon. kon nag soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke sa gën a ngi noonu ci biir émission sortie Ibrahima Amidou Dème. Pape Maguette Gueye jërëjëf mbokki xarit yi seetaan ak déglu seen émission sortie dal leen ci ak jàmm. sorti nag comme ni ngeen ko gisee ci présentation bi ayu bés bi lee ñu ci dalal koo xam ne ràññee nañ ko déglu nañ ko waaye itam gis nañu ne taxaw na lool ci scène nationale bi du ma ne scène politique waaye daal fës na lool ci actualité bi weer yi ñu génn ba tey ji ñu toog ak moom lépp nag ngir waxtaan ak moom ci seen émission sortie kookee nag di le juge Ibrahima Dème nekk président mouvement ensemble monsieur le juge maa ngi lay nuyu dalal bàyyi la nga nuyu suñu auditeurs ak téléspectateurs. maa ngi lay nuyu soxna Ndeye Fatou Ndiaye
maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation ma invité ci sa émission sortie maa ngi nuyu tamit seen téléspectateurs yëpp. alors monsieur le juge sama laaj yu njëkk yi dañ koy dooree ci actualité bi ñu ramassé ko ba pare doog a dugg nag ci leneen lu xam ne àdduna ci say mbir dooree ko nag ci waxtaan wi nga xam ne njiit réew bi sumb na ko tàllal ci loxo nag force vive de la nation rawatina ñi yëngu ci wàllu politique léegi dugg nga ci politique kon xam naa ne ci ñim tàllal loxo ci nga bokk mu di ñu waxtaanee contrat pétrolier yi xoolaat ko waaye itam jéem cee seet lan mooy doon suñu njëriñu réew ndax woo nañ la ci boobule concertation ak ban gis-gis nga ci amal. waaw woo bi moom jotaguñu convocation wala invitation président de la république xalaat bi ma am ci woote boobu moom mooy manque de cohérence yaakaar naa ni li fi am motul sax ñaari weer moom mooy loi parrainage bi ak yeneen mën nañ fi citer aussi daaw constitution xamante ni révision constitutionnelle bi ñu defoon fii en février 2016 yooyu yëpp dafay wane ni nguur gi su bëggee jël yenn mesures yi da koy forcer jël ko loi parrainage bi ma la wax am na fi sax ay kilifa diine yu woote woon pour nañ ko retirer ñu concerté wu nguur bi bañ forcer donc suñu toogee ñaari weer après rek ñu nekk président ñëwaat na bëgg na waxtaan ak nit ñi dañuy jàppee ni mbir mi manqué na cohérence parce que dialogue dafa war a am ci démocratie dialogue dafa war a am nit ñi war nañu mën a déggoo ci question yi nga xamante ni ay question essentielles yoo xamante ni intérêt réew mi yëpp la li nga wax noonu pétrole ak gaz richesse la bi nga xamante ni war nañu su fekkee exploitation bi baax na askan yëpp mën ci bénéficier wu léegi nag su fekkoon ni mbir mi sincère woon na daan na baax mais yaakaar naa ni nit ñi nga war a xamante ni ñoo war a déggoo pour dialoguer su fekkee wóolu woon te wuñu seen biir dafay xaw a doy waar yaakaar naa ne daal président amul cohérence ci lépp lu muy def looloo tax dialogue bi dana xaw a metti te ñun tamit dañoo bokk ci opposition question bu ñëw yaakaar naa dinañ ko débattre ci biir opposition ba ñu trouver benn terrain d'entente. moom leeral nga ma dara ndax da ngay door a dugg ci langue politique bi maa ngi doon xalaat ci non aligné yi ngay jëm wala ci ñi nekk ci centre bi wala waaye yow daal dugg nga ne opposition nga jëm directement. waaw parce que pour man léegi ñaari groupe rek ñoo am ñi nekk ci nguur gi ak ñeneen ñi nekk ci opposition bi. opposition bi nag entité boo xamante ni yaatu na mais benn kese la parce que ñu nekkul ci nguur mi yëpp di xeex ñoom tamit pour jot nguur gi xeex pour démocratie am fi man yaakaar naa ni ñooñu ci opposition bi la. ñi nekk ci digg bi naan ñoom nekkuñu opposition radicale wala significative ak yooyu ñoom daal ñu ngi ci digg bi rek nangu ñoo dem fee waaye it bokkuñu ci feneen fa ñooñu nanguloo leen loolu. man cohérent amul lu may bañal kenn ku ne rek dafa am xalaatam man lu ma xalaat rek sama xalaat la mën a bañ a méngoog xalaat ñeneen ñi moom mooy ñaari groupe moo am opposition ak pouvoir ñi nga xamante ni dañuy jàppale pouvoir bi am na ñoo xamante ni sax exercer wuñ mais dañ koy jàppale ak ñi nga xamante ni véritablement ay force lañu mën nañu naan ni gauche lañu droite lañu wala modéré lañu mais ñoom ñëpp yaakaar naa ne ci opposition lañu bokk. ñu wax ci leneen muy récemment li fi jot a am yaa ngi naan manque de cohérence am na ci woote njiit réew bi ci dialogue boo gisee acte yi mu jot a posé waaye boo xoolee itam ci opposition bi nga bokk comme ci nga bokk léegi am na lu fi jot a am muy étudiant bi ñu faat fële ca Saint-Louis di Fallou Sène ñu gis opposition bi na bëgg a def benn nag troc def ko nag mbiru politique fas yéene koo politiquer ñoom it ndax ñoom it seen démarche am na cohérence ci moment yi nga xam ne wax nga ko bu mbir yi amee dafa laaj cohésion nationale
mais kenn du jël politique di ko jiital comme lu mel ni faatu ab étudiant. waaw xam nga yow loolu sa analyse la yow yaa yaakaar ni ñoom dañoo def récupération politique xawma exactement lan nga ciy wax. mais waaw gis nañ bale bi ñu fa def rek def seen dëkk ku nekk di dem naan da ngay def sa jaxal ñii naan dañuy retapé kër ga ña sa des naan dañuy jox ndàmpaay côté nguur ga moom joxe fukki millions ak ñaari billet bàkk marchandage bi ñu def autour de la mort de Fallou Sène te lépp jëm ci wàllu politique. waaw xam nga ku ne rek conception bi muy am du benn waaye yaakaar naa ni képp kuy ku nekk ci dara rek dafa war a respecter nit ñi ni ñuy xalaatee. am na ñi nga xamante ni man yaakaar naa ni nguur gi nu mu mën a ñëwee dara am ñu dem fa noonu la opposition bi aussi daf ci bokk dañoo bokk ci réew mi ñoom tamit noonu la ñu war a mën a ñëwee dem foofu ñu defee méngoowul du benn waaw waaye ne démocratie moom suñ ci nekkee rek ku ne dafa war a respecter position keneen ki te askan wi tamit je crois que sunu askan wi mature nañu dañuy xeeb seen maturité lépp lu am xam nañ ko mën nañ ci tirer des conclusions waaw loolu daal moo gën a am solo waaye ne événement bu am rek yaakaar naa ni nu nguur gi ni mu fa demee noonu la opposition bi la ci war a def. événement boobu li ko sooke bokk na ci ñàkkum koppar muy liquidité boo xam ne mel na ni comme ni ko honorable député Mamadou Lamine Diallo di waxee ay weer a ngi nii ne liquidité amatul ci état bi ndax xeexum bourse moo indi jafe-jafe yooyu la mais boo weesoo loolu côté santé tamit ñoo ngi yuuxu wàllu te dara warulu ko lu mooy ñoom it koppar yoo xam ne état bi maanaam dette hospitalière bi diis na ci ndodd hôpital yi ba nga xamante ne ñoom it mënatuñoo dem koppar yi ñu ne manqué na ci réew mi boo ko tegee ci balance bi beneen wàll ñu ne la am nañ taux de croissance 7,1 wala sax 2% noo ma koy jàngatale. waaw li nga wax loolu moom te député Mamadou Lamine Diallo wax ko yaakaar naa ni sénégalais yëpp dañu ko yëg ci seen dundin état bi fu mu toll nii dëkk bi situation bi mu nekk situation bu metti bi mu nekk xam nga da nga wax université nga wax santé waaye ne université waxoo situation école yi leneen li am na yeneen secteurs yu fi nekk muy gis nañu justice difficulté yi gis nañu prison yi difficulté yi ñu am gis nañ mbéy mi ñi nga xamante ni dañuy béy seen gerte ba pare jaay ko ñu xamante ni mënuñu jot seen xaalis parce que état bi mënul fay ñi nga xamante ni ñoom ñooy jënd gerte bi ak yeneen ak commerce bi ak yeneen pratiquement secteur dëkk bi ñëpp taxaw ci situation crise bu doy waar te loolu yëpp nekkul en adéquation avec li ñuy wax ci croissance yaakaar naa ni fu mu toll nii croissance bu gën a am solo mooy li Sénégalais yi di dund man démb rek demoon naa marché Sandaga dama gis ñu ngi ci 10 jours moins de 10 jours fête Korité mais tekkaaral bi marché bi nekk may laaj am na ñu ma fa xam ma leen di laaj ma ne leen situation bi ñu ne situation presque ñoom mosuñu ko vivre waaw te gis nga dëkk dinañ xam koom bi ci consommation parce que xaalis nit ñi suñu am xaalis rek dañuy jënd dañuy dem di jënd di dépenser loolu nag moo amul ci dëkk bi loolu nag moom mooy signifier rek ni li ñu wax li daf ci am surtout dëkk bi ñu ngi nekk situation bu métti situation métti boobu moo indi crise yi ñuy wax yépp crise bi ci santé bi xam nga yaa ngi wax sànq santé santé dafa am ay programme yu am solo yu ci nekk couverture maladie universelle plan Sésame ak xale yi nga xamante ni amaguñu juróomi at ñu leen di faj gratuitement yooyu yëpp programme yu am solo la yu baax la mais hôpitaux yi seen bopp
suñu jëlee en charge ñooñu kenn du leen fay te hôpitaux yi seen bopp ñoom tamit ci li ñuy am ci leen di état bi di jox ñoom ci la ñuy mën a fayee agent yi nga xamante ni ñoom la ñu recruter da nga ci gis hôpitaux yu bëri agent yi danañ toog ñetti weer duñu leen fay te ñoom ci la ñuy jëndee aussi yenn matériel médical donc fépp foo dem rek dëkk bi dafa mel ni mbir yëpp a taxaw donc non loolu lu muy tekki moom mooy ñu ngi dans une crise dañoo nekk crise boobu moom jaratul sax ñu koy wax ni di ko annoncé crise boobu mooy li Sénégalais yëpp pratiquement di dund ay chef d'entreprise yi nga xamante ni dañuy ñëw état bi am ak ay contrat de prestation ak état bi danañ toog at ñi nga xamante ni dañ doon toog weer wala ñaari weer ñu fay leen danañ toog at wala lu ko leen ñooñu du ñu mën a fay seen personnel du ñu mën a exécuter d'autres marchés mbir yi daal secteur privé bi administration bi partout il y a des problèmes. mais problème yooyu boo ko waxee damay tiit ndax ci biir problème yooyu am na nag ñoo xam ne ñëw nañ fi teg fi tànk teg fi mbagg teg fi lépp muy français yi dem na sax nag ba ci jamonoy weeri koor bi ñu nekk seen présence moom dafa gën a taxaw ci wàllu lekk ndax gis nga supermarché Auchan yi foo tourné léegi gis ko ci dëkk bi ñoo ngi fi bëri ba fi mu ne nii ñu bëri dem marché dem Auchan moo leen ko gënal gis nga autoroute bi gis nga wàllu téléphone bi wàllu ndox bi ba ci lii di autorail bi bu fi métti woon ndax France dina fi ñëwee doole. waaw am na li nga wax foofu lu am solo mooy parfois sénégalais yi dem Auchan moo leen di gënal dem marché soo renseigné woo ñoom dañoo wàññi prix yi léegi nag il faut ñu xam lu tax ñu wàññi prix yi su fekkee ni état bi daf leen defal ay facilité yu mu defalul ñeneen ñi ba ñuy mën a wàññi prix yi ba ñun suñu commerçant yi mënatuñu jaay loolu lu garaaw a garaaw la parce que yaakaar naa ni man du ma nit koo xamante ni damay ne nañu tëju na ñeneen ñi bañ a ñëw dañoo nekk ci contexte boo xamante ni pour ñu développer wu dañuy ubbeeku Sénégal yi di liggéey ñeneen ñëw aussi di liggéey comme ñun ni ñu war a mën a demee aussi ci yeneen dëkk yi waaye dëkk boo dem dafay am priorité bu muy jox au secteur privé national. France boobu nga tudd soo fa demee état bi dafay dimbale seen secteur privé local donc ñun politique yooyu war nañ ci gën a taxaw fermé wuñu dàquñu kenn mais danañ def ba ñoom ni ñu amee chance ba di mën a jaay wàññi seen prix yi di ko jaay ba ñëpp di dem foofu secteur privé national bi nos hommes d'affaires amee ko nu ko gënee sax waaw yaakaar naa ni loolu état bi ci loolu préférence nationale bi daal nga bëgg ñu gën koo taxaw war nañ ci gën a taxaw partout dans le monde amul dëkk booy dem te du xool intérêt nationaux bi waaw d'accord loolu moom lu am solo waaw ñu wax nag ci le juge nag xam naa ne temps yi moom exercé woo depuis bi nga démissionné ci magistrature waaye nag ba tey ñu juge la ñuy wax ndax du ñàkk ne moo nekk ci yow te doon na loo xam ne fonction la ñu di la ko xoolee ba nëgë ni c'est vrai que mois de février 2017 nga njëkk a posé un acte mu di démissionner conseil supérieur magistrature ñu foog ne fa ngay yem ñu ñëw ci 2018 bi nga daal di démissionner carrément ci magistrature maanaam cessé contexte dëkk bi ni mu méttee d'abord question baana bi mooy njëkk a ñëw monsieur le juge nan nga mënee toog li nga daan am par weer nga ne na dakk daal di démissionner ak fi dëkk bi toll yor famille ak lépp lu ci aju ci charge. man yaakaar naa ne am na fi ma jóge balaa maa nekk magistrat am na jaar-jaar yi ma am màggee naa ci famille boo xamante ni revenu yi demeewul woon noonu mais ñu ngi doon sàmm suñu ngor ci lu ñu mën xam nga man bi may def 6e ba terminal dama doon jaay boutique suñu boutique kër maa koy tijji maa koy tëj dama koy tijji fajar bi su ma yeewoo ci laay jàng man ci fajar bi rek laa doon mën a jàng
su ma jàngee pare damay tijji boutique bi su waxtu jàngee jegee sama yaay su ñëwee ñëw man ma dem jàngi ji su ma wàccee midi ci boutique bi aussi laay resté ba jàng ngoon jot noonu laa doon def su ma wàccee ngoon tamit man maa ci nekk ba tëj maay tëj boutique benn jour ñëw boutique aussi boo xamante ni amuñu ci woon du boutique bu am doole parce que sama yaay su fayeeku woon pension ci la ko doon def bitiku dépense la woon benn jour loolu sax je crois que dama gën a nekk xale ci loolu parce que dañ ma doon yónni may jënd marchandise benn jour may jënde foofu marchandise sorewul sax parce que su weer bi sore woon trop sori marchandise duñ ko jëndee fu sori ma dem di jënd marchandise boo xamante ni rek da doon permettre ñu mën a jaay yenn détails yi suukar la woon ma dem jënd ci naar bi suukar mu juum bi mu juumee ma ñëw ma xool weccet bi xam ni dafa juum ma ne yaay kii de juum na sama yaay nag dafa xawoon a sévère tuuti bëriwul woon wax léegi moom mu noppi rek di ma xool ma ne juum na 2 téeméer lu teg mu noppi rek may wax mu noppi ma ne maa ngi dem delloo ko mu noppi ma dem ba ñëw toog continuer di jaay mu ne ma gis nga xam nga boutique bi li ci nekk bëriwul je crois que 2 paquet suukar laa la yónnee woon pour nga ñëw ñu jaay ko détail waaye lu ma lay wax bëgguma ñu dugal fi benn dërëm boo xamante ni lewul wax boobu marqué na ma parce que moom noonu la ñu yaree wax boobu dafay des ba lépp daal li ma dugg loolu dafa may marqué. kon daal dërëm ak junni nga yemale. du ma ne dërëm ak junni laa yemale. man su ma sañoon di fayee ko 100 millions 100 millions yi dana ma permettre may régler problème yu bari fii ci dëkk bi wala sax lu ko ëpp su ma sañoon ma am loolu dama la bëgg a wax rek ni ngor dafa am solo ci nit suñ ko dindee rek dara desatu ci jóge naa nag fi ma jóge woon te fàttewuma ko di dundu sutura yàlla di ñu defal sutura parce que lu mu metti sama yaay daan na def ba musuñu sauter repas danañ njëkk danañ añ danañ reer dana def lépp tamit ba danañu jàngi dem di ñëw di jàngi di ñëw loolu mu wax na dara rek ma xool modicité moyens yi ñu def ci lépp pour ñu garder suñu ngor loolu man ma dem ba yàlla may ma am ci revenu yu gën a baax may toog fàtte loolu niñ ma yaree woon su ma ko fàttee day fekk ni man li sama yaay li ma jàngal dama ko jëfeewul. waaw balaa ñuy ñëw sax ci sa wàllu démission ba nga démissionné en tant que magistrat ba léegi yan activité ngay mëne xanaa nag doona ma da ngay xëy rek tëdd wala da ngaa ubbiwaat boutique. waaw loolu moom mënoon a nekk parce que nit moom lépp looy def rek di mën a sàmm sa ngor di ci suturlu war nga ko mën a def. man bi may nekk nag magistrat tamit yàlla def na ma am chance daan jàngale université daan naa jàngale université daan naa tamit formé ci école yu mag yu bari yu fi nekk fii ci biir dëkk bi ak ci bitim réew daan naa ko def léegi loolu continué naa ko te sama compétence yi ma amoon ci magistrature mën na ma permettre aussi ma defaale consultance moo tax yooyu yëpp maa ngi koy continuer di ci yëngatu yaakaar naa ne daal nit ki dëkk bi metti na waaw mais nit ñi suñu góorgóorloo rek da nga mën a am li nga suturloo
te loolu rek moo am solo. yaa ngi yëngu daal ci leneen looloo leer avant ngay démissionné nag ci magistrature gisoon nañ 2017 nga démissionné ci conseil supérieur bu magistrature c'est vrai que lu fi jàll waaye rapidement rek lan moo motivé woon boobu décision. waaw boobu décision moom lu ko motivé rek mooy. man samay naataangoo magistrat jël nañ ma wóolu ma ne ma naa leen toogal ci ëttub bu am solo bu mag bu ñuy woowee conseil supérieur de la magistrature nga xamante ni affectation magistrat yi ak yenn question magistrat yi fa lañ koy waxee ëtt bu mag la parce que président de la république moo ko jiite ministre de la justice nekk ci ak yeneen magistrat yu mag yi ñu jiite ëttu attakaay yu gën a mag yi. ñaata ngeen di doon en général magistrat yi nag élire ñett dañuy tànn ñett kenn ki nga xamante ni ci magistrat hors hiérarchie la bokk ci magistrat yu mag yi nga xamante ni def nañu ñaar fukki at ak benn jëm kaw keneen ki nga xamante ni ci premier grade la bokk mooy magistrat yi nga xamante ni dañoo def entre 12 ba 21 ans ak ñi nga xamante ni defaguñu 12 ans mais en réalité titularisation bi day yàgg ba man daan naa représenté ñi def entre 0 et 15 ans de fonction donc ñooñu pratiquement ñoo doon les 4/3 soo jëlee magistrats yi su nekkoon ñeenti xaaj lañu ñetti xaaj yëpp man maa leen doon représenté muy sas bu rëy bu mag parce que amoon na ni conseil supérieur doon doxee mooy affectation yi daan ñu ko woon teg ci yoon su ma fay taxaw nag ma war a am aussi taxawaay bi may taxaw parce que kóolute bi looloo ko laloon bi ma ci duggee nag ma gis ni conseil boobu bi nga xamante dañoo waroon toog waxtaane parce que nomination magistrat du nomination beneen fonctionnaire dafa am fu muy jaar parce que pour ndëgëraayam looloo tax du président de la république moo ñëw rek def décret dañu toog waxtaan ba su nit ñi suñu déggawul sax dañuy voté maanaam su fekkoon man nar nañ ma affecté fenn am ci conseil bi ñi nga xamante ni d'accord wuñ ci dañu ne léegi dañ dem vote te suñu dem vote président de la république benn baat la am donc pour wax la ëttu boobu dafa am solo dañ ko def nag constitution bi daf ko def pour dëgëral magistrat ma gis ni réunion yooyu amatul dafa am li ñuy wax consultation à domicile mooy dañu lay bind rek ne la joxeel sa avis d'accord nga wala d'accordoo te xamuloo yow soo bindee ni d'accord naa wala d'accordoo sax ministre bi de la justice bi nga xamante ni moom mooy boole tontu yëpp est-ce que majorité bi lay consacré wala donc yooyu yëpp te mu nekk loo xamante ni début bi sax discrétion am daal lay aju lay aju te ñun ñu yaakaar ni dafa jël daal di détourner un peu procédure bi fi waroon am ñu taxaw waxoon ci wax ko suñuy naataangoo yu ñu élire ne ñu ñun lii de yaakaar nañu du nii la nar a demee ñun bokkatuñu sax suñ ci woowatee duñ ci bokk parce que du procédure bu normale ñu toog bi ñu ko defee ñu toog ñeenti weer après di gis muy continuer ñu xam ni ñun li ñuy fa tegee woon mënatuñu ko liggéey ci laa njëkk a démissionné conseil supérieur de la magistrature mais bi ma ci démissionné dama ne du ma ñëw rek démissionné rek dem dafay mel ni dama bàyyi rek abandonné bàyyi fa problème bi il faut que ñu jéem a xool nan la ñu régler problème bi moom mooy ñu jàkkaarloog askan wi bind leen wax ak ñoom ci laa bind bataaxal président de la république wax ko li ci nekk wax ko mbir yi ni koy ministre de la justice yi defee léegi puisque moom président de la république suñu constitution moom la wax ni moom mooy garant du fonctionnement régulier des institutions te moom mooy garantir aussi indépendance justice ma wax ko ci ni mbir yi ni muy demee nii te moo tax indépendance justice bi amul parce que gis nañu tamit ni ministre de la justice ci lay profiter mu jël magistrat yu ko neex mu nommé leen ci yenn poste yi ñooñu di ko defal yenn yi waaw loolu daal moo taxoon nga daal di ko dénoncer président wuyuwu la ci
waaw xam nga lettre publique la président yëg na ko yaakaar naa ne sax wuyu nañu parce que biñ ko defee semaine bi ci tegu am na conseil des ministres bi dañ ko consacré presque exclusivement ci indépendance justice parce que bi ñu ko defee réew mi yëpp yëg nañu ko ñëpp taxaw nañ ci wax ni mbir mi demeewul nu mu war a demee. te gannaaw yow sax Souleymane Teliko nekk magistrat nekk it actuellement ki nga xam ne moo jiite UMS Union des magistrats moom it ñaawlu na ko ba sax am ay sanctions yu ko ci naroon na fekk. ñu jóge ci loolu. waaw loolu rek moo lay wan foofu li nga wax dafa am solo loolu rek moo lay wan ni ñun. li ñu doon dénoncer foofu du li nga xamante ni am na. parce que wax nga ko Souleymane Teliko bi nga xamante ni supérieur ak ñun moom tamit taxaw na ci taxawaay ba nguur mi sax bëggoon dal ci kawam finalement la opinion publique bi lañu consultation à domicile yi gannaaw jóge nga magistrature mais ba nga fay jóge ñu ngi koy continuer ba léegi waaw léegi nag léegi moom wax dëgg yàlla ak ministre de la justice bi fi nekk wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu ci loolu bu baax a baax parce que xam nga consultation domicile yooyu waroon na mën a ñàkk président de la république su disponible loolu sax nee nañu que ministre de la justice mën na présider conseil supérieur yaakaar naa ni depuis quelque temps loolu la ñuy def. ñu ngi koy changer. ñu ngi koy def te président UMS nga xamante ni moom tamit membre conseil supérieur la mu ngi ci am taxawaay. moom ak yeneen collègue am yaakaar naa ni daal am na quelques améliorations. waaw ba nga jógee nag ci démission conseil supérieur de la magistrature ñu foog na nag di nga dal mais at gannaaw loolu nag ci 2018 bi nga ne nag bàyyi naa magistrature carrément lan moo waral nga bàyyi magistrature ak ndax ba nga defee woon poser acte boobu ci conseil supérieur de la magistrature dañ la xooxatal nag ba nga finalement. keneen maa ngi dem. xoqatal moom kuy àtte choisir ko xam nga àtte moom. mooy koo xamante ni dafay ñëw ni kii moo am dëgg kii amul dëgg donc da ngay tranché chaque fois da ngay day am ñi nga xamante ni duñu ci kontaan. waaw àtte saa yoo àtte rek am na ki nga jox dëgg am na ki nga jox toor loolu soo choisir métier boobu. xam nga pression yooyu da nga ko am ak yeneen pression te ñun tamit dañu dul nit ñi nga xamante ni dañuy nangu di subir pression dañu def rek li ñu war a def suñ ko tegee ci yoon rek yaakaar nañu ni amuñu vraiment souci du pression moo tax damay xool dañoo xool situation justice nu muy continuer di demee parce que bi ñu démissionné dañoo retiré wu amatuñu benn fonction ñuy xool nag justice ni muy demee weer yu ciy tegu tane woon na tuuti waaye ne après ñuy dem di xool yaakaar naa ni sénégalais bu ne moom mën na wax li mu xalaat ci justice Sénégal gis nañ daal ni réforme yi war a am ci réforme en profondeur yi war a am pour que justice moomaat boppam dëggantaan amul ñun ñi gis nañu li fi justice li fi am waxuma nag affaire politique yi parce que très souvent justice baromètre bi tax nit ñi ne justice moom na boppam wala moomul boppam affaire politique yi la wante dafa am yeneen yi nga xamante ni mu ngi ci biir parfois sax yu gën a metti ay liggéeykat par exemple ay liggéeykat groupe liggéeykat ñi nga xamante dañuy liggéey ay ati at benn at rek ñëw ñu licencier leen te teguñu ko ci yoon ñu topp ci di daw wala seen employeur am xaalis def beneen ak yeneen donc day wane ni que amul garantie. ban pression moo ci gën a dis ci justice. waaw par rapport ak sa expérience waaw. yëpp am na mais xam nga. waaw mais bu ñu defee méngale bi pouvoir politique. xam nga pouvoir économique bi moom nit ñi day loo xamante ni duñ ko gis. soo waxee pouvoir économique moom mooy corruption moom ci ay bureau lañ koy defee duñ ko def ci loo xamante ni dafay fës. léegi nag yooyu yëpp day am mais lu ci am solo rek moom mooy ñun bi ñu gisee loolu yëpp
te ñun bi ñu duggee ci justice idéal lañu amoon moom mooy servir dëkk bi ci justice bi nga xam ne dafa moom boppam indépendant ñu gis ni loolu amul ñu def nag xeexoon ci biir nag lu ñu mën xam ne ñun fii yegg nañu ci sunu limite man bi ma démissionné conseil supérieur mënatuma woon awma woon beneen ressort lu ñuy wax ressort fenn foo xamante ni foofu nga mën a taxaw def leneen amatuma ko amatuma beneen pexe pour mën a continuer di xeex te man nit koo xamante ni laa li may entouré dama ciy sensible te ñoonu la magistrat yu bëri nekkee sensible ñun suñ toogee suñu bëree yu dañuy toog di ñaxtu ci mbir mi justice nu muy doxee ci ñenn ñi taxawaay dañ ci taxaw yëpp comme sénégalais lañu comme ñeneen ñi donc dañuy mettitlu ni ñu def justice donc man ma toog ba yaakaar ni toog naa fukki weer ak ñett at lu teg gisuma ci amélioration léegi man danaa démissionné. wax nga ne justice dafa bëri pression dafa bëri yenn loxo yoo xam ne ñooy ñëw di ko manipuler mais justice boobu yor doo ci kenn bëri nga ci morom am na magistrat en yoo xamante ne ñu ngi ci réew mi mais kenn waxul dañu ne patate kii na diine constant est-ce que yow doo wéet ci xeex boobu nga bëgg maanaam indépendance de la justice ñu mën koo dund. man yaakaaruma ni mës naa ci wéet ba léegi da ngeen di dégg union des magistrats sénégalais di wax man barki démb rek am na benn magistrat bu bind bataaxal moom tamit def ay proposition bu tudd Cheikh Sey bu def ay proposition pour justice jot indépendance am ñeneen ak ñeneen ñu ngi koy def sunu biir assemblée générale yi ñuy tenir chaque année tamit ñun ñu ngi ci am position yu am solo waaye ne nag des na sincèrement li ma leen mën a wax moom xeex bi ni mu waree woon nekkeew ko dëgg yàlla ba nga demee am na ñu waroon topp sa ginnaaw ñoom it topp mbir mi daal di ne ñun ñëpp dañuy àndandoo génn bu fekkee ne amuñu suñu sañ-sañ maanaam muy suñu indépendance loolu moom nit ñi moom kiiwuñu méthode bokkuñu ni ñuy def man yaakaar naa ni am na ñi nga xamante ni mu ngi ci biir ñu ngi gëm ba léegi nii combat interne bi mën nañ ko mëne ñu ngi koy mëne mais li may wax man li may dellu di wax mooy damay gëm ni justice solo bu mu am ci réew ak ñi koy servir taxawaay biñ ci war a taxaw pour dëgëral ko des na bu ñu ko bàyyee rek UMS union des magistrats sénégalais bureau bi juróom-ñetti nit la bàyyee ko membre élu conseil supérieur yi du ñooñu kese ñeneen yi dañoo war a taxaw ci gannaaw wane ne que ñun lii dañ koo tànn man dama tànn nekk magistrat nag honneur ak dignité am moom mooy justice am indépendance am loolu su amul pratiquement man duma dara nit ñi xamee ko noonu di ci taxaw nag di ci xeex buñ ko bàyyee rek wala ñu bañ a sax di soutenir soutien bi union des magistrats sénégalais di war a am ak seen membres yi yaakaar naa ni des na ngir indépendance de la justice am nañu proposé ne président de la république ak ministre de la justice nañ génn conseil supérieur de la magistrature ndax dootuñ mën a gérer te carrière yenn magistrat yi ba pression yi mën a teggu ci ñoom moo leen teggeeku ndax ànd nga ci yooyu proposition nguur gi sax bëgg na cee ubbi ay waxtaan te pare na it pour mën leen ko may. waaw maa ngi gis fan yi ñu ngi waxtaan ci loolu ci président ak ministre de la justice génne conseil supérieur gis naa tamit société civile bi ak ñu bëri ñuy xalaat ci indépendance justice ñoom dañoo yaakaar ni président ak ministre de la justice suñ ci génnee rek problème bi dafay réglé wu waaw man nag xalaatee wu ma noonu dana xaw a bett nit ñi dana bett nit ñi lool mais man dama yaakaar ni président de la république ak ministre de la justice am nañ seen place ci conseil supérieur ah oui waaye ne dafa am yeneen réforme yuñ ci war a def ci biir comme yan mooy askan wi dugg ci biir conseil supérieur xam nga soxna si dañuy wax ni justice dañ koy atte ci turu askan wi
jugement boo gis da ngay gis ci kaw ñu def au nom du peuple sénégalais. léegi peuple boobu man laa sentirul ni mu ngi participer ci justice daf ci war a participer. ki nga xamante ni ci turam ngay def dara kay daf ci war a am kaddu. mais ci yan anam la ci mën a participer. loolu laa lay wax man bi ma toogee fii 2015 balaa maa dugg conseil supérieur sax dama bindoon benn article. tuddee ko conseil supérieur de la magistrature l'indispensable réforme. article boobu proposition yi ma ci def mooy lan. conseil supérieur président de la république ministre de la justice mën nañu rester mën nañu continuer nekk waaye ne nañ ci dugal askan wi soo leen di wax mooy ñan. mooy seen représentant député. waaye ne député na nekk benn député mouvance du pouvoir ak benn député opposition. askan wi suñ ko waxee aussi mooy société civile. waa société civile nañ ci nekk. askan wi suñ ko waxee mooy par exemple syndicat yi ñu xool centrale syndicale bu gën a fës. ñu joxe seen benn représentant. barreau ñi nga xamante ni ñooy avocat yi di atte war a xam ñoom tamit lan mooy xew ci biir ñoom tamit ñu désigner benn représentant. université ak yooyu yëpp loolu moom mooy ñu tijji conseil supérieur. parce que fu mu toll nii magistrat yi président de la république ak ministre de la justice léegi su fekkee dañoo génne président de la république ak ministre de la justice kese kan moo fay des magistrat yi kese. su ci magistrat yi desee kese magistrat yi rek moomuñu justice. loolu man bi ma nekkee ci biir sax dama ko yàgg wax magistrat yi moomuñu justice dañuy àtte waaye ne moomuñu justice. justice bi askan yëpp a ko moom. leneen li moom mooy ñun suñu biir. wax naa ko ci ay assemblée générale nee naa li ñuy daw li ñuy xeex pour conseil supérieur am transparence yaakaar nañu ni su fekkee ñi jiite magistrature ñi fi nekk ñoo fi continuer di nekk dana gën a garaaw situation bi dana gën a garaaw parce que luy xew ku ne mooy ñëw di larbinisme lay indi xaw ma loolu nan lañ koy waxee ci wolof. moom mooy nit ku ne dafay jéem a dem di neexal ki jiite kii bi. exécutif bi daal déedéet ku jiite même magistrature parce que. suñu waxee ni dañuy génne président de la république léegi. ñi jiite cour suprême par exemple ñoom ñoo fi nekk. loolu beneen problème lay indi ay problème parrainage ñoom ñu am ay juges yi nga xamante ni ñooy seen juge ñoom tamit. mën na indi beneen problème mooy le pouvoir le gouvernement des juges. mooy àttekat yi daal toog rek ñoom ñuy nas di nocci lu ne. waaw da nga bëgg ñun daal élargir nañ ko supérieur bi. nañu tijji sooy tijji nag doo dàkk kenn sooy woo ñëpp doo dàkk kenn yaakaar naa ne président de la république. constitution bi dafa am lu mu wax. mooy c'est le garant du fonctionnement régulier des institutions. war na mën a des ci biir di ko garantir léegi nag lu am solo leneen lu ñu waxoon. mooy loolu tamit su amee ba pare fonctionnement bi la ñuy changer. maanaam ñu jël ay charte yu leer. ñu ne magistrat pour ñu koy affecté par exemple ku bëgg a nekk substitut du procureur général condition yi nga war a remplir charte yi la lii nga war a def ak lii. soo amee sax benn diplôme dana la dimbale. promotion yi daal teguñ ko ci ay clause yu leer daal. teguñu ko ci ay charte yu leer. mais bu ñu weesoo wàllu carrière ñii di magistrat yi ba tey ci indépendance de la justice ak fonctionnement am ñu bëri itam dañoo ñaawlu pouvoir bu bëri bi nga xam ne procureur da koy am. moom mi nga xam ne mooy décerner mandat de dépôt te dépendre ci ministère bi nga xam ne ci président la dépendre pour réformer justice waaye itam indépendance ñun ñu gën cee taxaw juge des libertés bi ñuy proposé it ndax ànd nga ci. gis nga loolu pour man loolu dafa xaw a compliqué. naa la waxaat beneen paradoxe man le fait que procureur dépend ci ministre de la justice du problème. juge dem daal du problème kon lii non li ma lay wax dama ko teg ci expérience. waaw ak ci yeneen système. du problème parce que lépp su doon jaar yoon ku ne xam na sa pouvoir fu mu yem.
gis nga pouvoir yi il faut que ñu bàyyi xel ci dara. pouvoir yi dañoo war a di collaborer. justice war a mën a xam nga ñun justice mooy àtte président de la république président su defoon dara nii justice a koy àtte. mais loolu taxul nit ñu naan justice dafa tënk président. ñoom exécutif bi war nañu mën a gis dara par exemple ñu gis ne accident yi bëri nañu ñu bind. nañuy ñi nga xamante ni ñooy def accident yi nit ñi di ci dee nañu jël telle mesure. loolu mooy politique pénale politique pénale dañ ko war a définir man d'accord naa ministre de la justice di ko def. instruction aussi war na mën a am ñu joxe des instructions écrites mbir tel am na. tel crime yi bëri nañu. drogue yeeg yooyu kii nañu léegi nañ ci am bii taxawaay ñi ko jot war ko mën a appliquer. noonu transparence boobu dafa war a am léegi loolu su amee ñu teg ko ci charte yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy exécuter xam ne ñoom tamit yoon dafa leen jox ay garantie. parce que affaire bi contrepoids la contrepoids xaw ma nan laa koy waxee. li ñu mayee exécutif mu am pouvoir di joxe instruction noonu la ñu mayee sañ-sañ juge mën a bañ parce que procureur war na mën a bañ ñu ne ko defal lii mu ne defuma ko parce que loi bee ko permettre loolu. conseil bi réunir rek nga waaw dégg mais loolu laa lay wax nag gis nga loolu su ma la neewee mbir yëpp su jaaree yoon conseil bi su fonctionner normalement ba ñu xam ni kuy nekk procureur lii ak lii ak lii yéeg charte la nga nekk ko ñu ne ko soo ko nekkee mënuñu la fi dindi tant que te nit ñi aussi nekk ci biir nga xamante ni biir conseil supérieur dañu voté suñ ko fa bëggee dindi sax député yu fa nekk opposition société civile beeg yooyu ak représentants yi ñu ne déedéet ñu bañ majorité la du fa jógee donc yooyu yëpp day wane ni mbir yi mën na baax su fekkee teg nañ ko ci yoon. su fekkee teg nañ ko ci nañ ko teg rek ci ay charte yu leer suñ ko defee rek du am benn. waaw ci yoon woowu noonu nag nga bokkoon ci ñun nag xam nga journaliste yi nag ñun xalaat moom suñ xel yi duy toog ndax bi nga démissionné ci conseil supérieur de la magistrature certes au plan politique ndax ñun justice politique moom ñaari mots yooyu man dama koy collé man du ma ko def nii su ma xoolee expérience ak lii jot a am. bi nga defee boobu moom sur le plan politique gisuma lu ma ko mën a koleel waaye nag sa démission ci magistrature moom sur le plan politique man dama koo booleeg verdict procès maire Dakar di Khalifa Sall rawatina nag bu ma toogee déggaat dañ da nga créer mouvement politique procès Khalifa Sall ban lien nga ci am ak verdict bi ni nga tànnee quelques jours avant def sa démission boobu ba ma jàppoon ne dina doon pression bu rëy ci ñi war a joxe verdict procès Khalifa Sall juge dem. waaw xam nga ñun suñuy décision suñ koy jël duñu ko jël par rapport ak li nga xamante ni moom la nit ñi di wax maa ngi lay wax sànq mbiru pression mbiru influence ñun yooyu dañ koy jël parce que yaakaar nañu ni lii la ñu war a taxawee bi ma démissionné conseil supérieur yaakaar naa ni jàppaguñu Khalifa Sall leer na loolu moom leer na loolu leer na donte bulletin de renseignement yeeg yi war a am tam projection yi umpul magistrat yi lu ci bëri loolu moom ñun xam ki ñuy jàpp ak ki ñu dul war a jàpp it yooyu it gratuit wul ci mim réew xam nga nit ñi su fekkee lépp lu ñu def rek ñu jëm ko méng ak dara dafay doy waar waaw ñun li ñu wax mooy bi ñuy démissionné am na li ko waral mooy conseil supérieur de la magistrature nu mu doon doxee képp ku xool ni conseil supérieur doon doxee ak li ci am après bi ma ci génnee yaa ngi wax suñu collègue boobu Souleymane Teliko dem ba kii man yaakaar naa ni su fekkoon ni dama ko lii ci leneen moom du ñëw di ma feelu ci loolu beneen bi moom mooy ñun bi ñu démissionné conseil supérieur de la magistrature dañoo toog di xool situation bi est-ce que mën na améliorer wu ñu toog xool diir boo xamante ni nag xaw na yàgg yaakaar naa ni soo toogee at li ko teg di xool am nga suffisamment d'éléments ñu xool gis situation justice amélioré wul
mais au-delà parce que da nga ne nii dama démissionné pour def politique dañoo xool tamit situation dëkk bi metti ñaar yëpp nag ànd. kon sama collègue bi ànd kon justice politique bi moom mën nañ leen boole mënuñoo takk. non ñun ay sénégalais lañu. gis nga foo gis militaire policier ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu leen kii obligation de réserve loolu da leen di tere rek. da leen di tere ñuy taxaw di wax seeni position yooyu mais ñoom tamit ay nit lañu ci société bi lañu nekk dañuy am li ñuy xalaat. duñ koy denc mais ñu ngi koy xalaat seen biir ñu ngi def des analyses. ci dëkk bi ni mu mettee xam nañ ko dañ ci am parce que ay intellectuel lañu ñeneen ñi di politique ëpp ñu leen xel ëpp ñu leen xalaat donc ñun yooyu yëpp la ñu xool te man damay wax nëbbatuuma ci dama démissionné magistrature pour def politique loolu moom dama bëgg nit ñi mu leer nañ. bon affaire Khalifa Sall ak sa démission bi jarul ñu ci coïncidence la man tombé la dama jàppe ni affaire Khalifa Sall ak yeneen affaire yëpp bokk na ci situation bi wane ni que justice moomul boppam te situation justice mu ngi ci crise mais coïncidence rek la nga dugg ci politique bi nag créer mouvement ensemble lan mooy nag mouvement ensemble ak lan moo waral nga daal di ko créer. waaw léegi dama la neewoon ni soxna si dañu décider démissionner pour dugg ci politique maa ngi la doon naan ni am na sama benn xarit sax mu ne non da nga waroon xaar quelques mois ba pare dugg ci ma ne ko déedéet loolu du méngoog ñun suñu yëg-yëg suñu yëg-yëg mooy fii ak li nga xamante ni moo teg woon suñu kaw mooy obligation de réserve ñu ko doon respecté nag biñ nekk ci magistrature yëpp su teggoo suñu kaw rek ñun li nga xamante ni moom la ñu nekkee woon mooy combat bi ñu doon mëne bi nga xamante ni am na ñeneen ñi nga xamante ni fekk si nañu ñu koy mëne ensemble ñu war ko continuer ci champ politique bi ay défi la nag ay défi la parce que bëri wuñu woon gis ñi nga xamante ni bokkuñu ci appareil yi mooy ci parti yi ñëw di tëb di politique waaye ne dama yaakaar ni dëkk bi metti na mettiwaay boo xamante ni képp ku seetaan rek dafa mel ni da ngaa far képp ku seetaan rek da nga am complice bi ñuy def suñu tournée yi ci biir Thiès dañoo gis benn jeune bu demoon armée ba libéré mu wax benn wax bu simple mu ne dëkk bi ñaari façon sénégalais ñoo fi nekk acteurs yi ak spectateurs yi te moom dafa décider bañ a bokk ci spectateurs yi mooy nit ñi nga xamante dañuy seet rek di joytu mais jéemuñu def dara pour changer situation bi dafa am man benn mbir mu am solo bi nga xamante ni am na ay jeunes sénégalais yu ko def loolu tamit yéen ñi taskatu xabaar yi yaakaar naa ni taxawu leen ci taxawaay bu dañoo bind benn ouvrage bu tudd Politisez-vous yaakaar naa ni mois de novembre décembre bi passé fukki jeunes ñi nga xamante ni ñu am xam-xam lañu ñenn ñu ngi ci parti yi ñeneen ñi sax nekkuñu ci ay parti mais ay militants lañu dañoo bind téere boobu ne nit ñi nañu def politique sénégalais yi nañuy def politique parce que politique moom moo yore réew mi waruñu toog rek ci sunu position di joytu lii baaxul te yow jéemoo ci def dara donc nañu am position bu gën a active position bi ñu nekk moo waral yow nga dugg ci langue politique bi waaw mais langue gi nga dugg ban ambition nga ci am ambition locale wala fële ca assemblée nationale wala présidentielle damay lay leeral foofu ambition bi ma am mooy nekk président de la République fii ci Sénégal waaw yaakaar naa ni man bi ma duggee ci bi ma nekkee ci biir magistrature dernier mois yi ma ci nekk dama toog di xalaat ma ne centre de décision yi fu mu nekk
lii am yëpp ci difficulté ci dëkk bi fan la benn centre de décision la centre de décision boobu incha allah suñu ambition parce que politique objectif pouvoir ñun nëbbantuwuñ ci suñu ambition ak ñi nga xamante ni moom la ñu àndal ñu ciy jàppale moom mooy nekk président de la république te yaakaar naa ni échéance yi di ñëw incha allah dinañ ci bokk. waaw mais juge Dème xam nga Macron gaa réussir na ko en France à quelques mois de la présidentielle mais Sénégal gii ak parti politique classique yi ngànk politique bi jël nag 2019 bi rek wutali ji ko bëgguñ koo bokk ak kenn nag ñeneen ñi fi yàgg ak ni nga ñëwee ci mujjantal gi sa ambition may na la rek ne 2019 bi di nga ci mën a am benn taux wala score ci présidentielle boo xam ne dina la may nga mën a nekk président de la République du Sénégal ci sa intime conviction. waaw xam nga ni du parti yi fi nekk ñoom ñooy décider askan bi ñooy décider askan bi ñooy voter te ñun ñu ngi dem di wax ak askan wi di ko def nag depuis yàggul dara weer ak genn wàll ñu ngi taxaw di wax ak askan wi di descendre ci base bi sénégalais yu bëri tamit fekk nañ ci ay responsable yu bëri de telle sorte que ñu ngi ci dynamique bu am solo boo xamante ni yaakaar nañu ni fu mu toll nii rek ñun force politique la force politique bu mag ñun duñu waxantu nag parce que dafa am fi ñu nekkoon am li ñu xamee te aussi ñu koy war a dëggal chaque fois dem nañu sax ba taxaw pour wane ne rek ñun suñu ancrage ak suñu doole dañoo ne fii ak ñetti weer bëgg nañu dans la commune de Thiès moo xamante ni mooy suñu base ñu nekk la première force politique dans la commune de Thiès. ba romb président Idrissa Seck. gis nga ñun bi ñuy lancé suñu mouvement quelques semaines rek après sama démission bi ñu koy monté ñu nekk ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal dañoo décidé lancer mouvement bi ci stade dañ ko defee ñu woote en moins de 3 semaines tournée yi ñu def ay junne nit ñëw yaakaar naa ni image yi ñu ngi fi ba tey sénégalais yëpp mën nañu juger loolu dynamique boobu dafa mel ni dafa continuer lancement bi sax dafa nekk effet déclencheur fépp nit ñi diñ ci woo ci région yi yëpp nit ñi li ñuy def nii intéressé leen façon politique bu bees bi ñu indi intéressé leen de telle sorte que ñun daal yaakaar nañu ni dimension dynamique bi ñu nekk nii suñu ko continuer dinañu ngeen jiitu idi topp maire ba taala si la topp loolu dina mën a nekk ñun daal xamuñu kan mooy topp waaye ne de toutes les manières suñu objectif parce que ñun dañoo gëm ñaar tant que nit mu ngi def dara ci fekk ni li muy def dafa dëggu ci moom muy ànd ci détermination di ci liggéey nag suba ngoon yaakaar naa ni ñun ñooy la seule force politique bi nga xamante ni nit ñi dañuy ku ne mu ngi liggéey yaakaar nañu ni des milliers de personnes ku ne mu ngi liggéey pour yaatal dynamique boobu nag ñun ci suñuy projection rek dañoo yaakaar ne suñu toogee ñetti weer fi fu mu toll nii objectif à court terme parce que dañoo toog suñu mouvement bi ñu waxtaane ko dinañ nekk la première force politique ci biir commune Thiès suñ fa jógee mu nekk loo xamante ni après dana nekk danañu génn Thiès mbiru danañu Sénégal mais commencé nañu sax génn Thiès parce que fu mu toll nii muy Tamba muy Kolda muy Mbour waaw monsieur le juge Ibrahima Dème maa ngi lay jaajëfal may fàttali ne yow yaa jiite mouvement bi di ensemble doonoon sunu gan ci sorti ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw soxna si maa ngi lay sant di la gërëm di la sant ci invitation bi permettre nañu ñu saafonteeg
seen téléspectateur Walfadjri ñi nga xamante ni ci jëkk fii ci Sénégal la bokk ñun daal lu ñuy wax mooy taxawal nañu fii li nga xamante ni mooy mouvement politique ñu ngi war a dem nag ci élection présidentielle yi lépp daal dañ ko teg ci dëgg ak ci ngor yaakaar nañu dëkk bi suñ ko tegee ci valeur yooyu Sénégal yëpp danañ ci gis seen bopp. jërëjëf ñu lay jaajëfal bu baax di gërëm bu baax auditeur ak téléspectateur yi doon teewlu seen émission sortie di jaajëfal sama xalifa El Hadj Saliou Bey mi àjjawoo lépp ci wàllu production bi duñu fàtte Seydou Yadd moom it ci production bi ak réalisation bi Oustaz Assane Diouf ci coordination bi Pape Maguette Gueye ci présentation bi mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jox leen rendez-vous beneen ayu bés ci beneen émission sortie incha allah.